ci gën a fës juróom benn weeru kaso di yoot Amady Badiane ak Ameth Thiou ñaari fecckat Wally Seck yooyu daan boobu la procureur sàkku jëm ci ñoom talaata bii di ñëw la yoon di joxe dogalam ci seen mbir meneenu mbir di mbirum nit ña ñu tëj kaso ci xew-xew yi woon ca Boffa Bayotte ca Casamance ren Capin Bassène ak ñi ni jàppandoog moom fas yéene tàmbali xiifal suba ngir bëgg ñu attale na Abdou Karim Gueye xurum xax fas yéene porte plainte commissaire Masserigne Faye bu camp Abdou Diassé ndax nee na da leen doon dóor ak métital bi nañ jàppe woon alxamis bi ñu weesu député yu Gambie di sàkku ci nguuru Gambie mu dakkal déggoo yi dox seen diggante ak Sénégal ci wàllu napp di mbir mu jur njàqare ci nit ñi yëngu ci napp gi ci réew mi jawriñ ji yor càmm gi di dalal xel yi ci tabaski ji Ali Saleh Diop xam ne ne xaar dina doy te ñi ngi ñëw bu baax a baax daa ngeen ko dégg ci xibaar yi daañu say xibaaru bitim réew tàggat yaram ak li ci yéenekaay yi jeexale gis-gis ñuy waxtaane tey mbirum xeex mbënn yi ci Sénégal mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sudu nañ ci ay faram-fàcce. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg yi dañ koy door wàllum yoon ak atte bu doon atte tey ji ñaari feccukati Wally Seck yi di Amady Badiane ak Ameth Thiou ñoom ñaar nag ñu jàpp leen yóbbu leen kaso gannaaw bi nga xamante ne dañu doon fóonante ci soirée bu Wally Seck doon amal fan yi ñu weesu ñoom nag tey ji procureur sàkk nañu daan leen ñaari at yoo xamante ne juróom-benn yi dañ koy tëdd waaye ñoom nag nee nañu dañ doon fa rek ndaxte dañ doon daaneel te fecc day am daaneel juróom-benn fan ci weeru juillet bi la tribunal nar a joxe dogalam Salimata. procès bi mi ngi amee woon ci salle numéro 1 ci tribunal flagrant délit ñaar ñi nga xamante ni ñoom lañ doon atte di Mohamed Samb ñu gën koo xam ci Ameth Thiou ak Amady Badiane ñoom ñaar ñëpp ñëw taxaw sa kanamu juge bi kii di Ameth Thiou sol xaftaan bu weex ka ca des di Amady Badiane sol bu bleu ñoom ñaar ñëpp nag li nga xamante ni moom la ñu wax nee nañu dañu doon toppandoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy Sidiki ak Souké nekk ay artistes nekk ca dëkk boobu di Burkina Faso nee na ñoom ñooñee lañ doon toppandoo moo tax ñu def lu nu mel ba léegi ñu xam le ni yëf yi waaju ñu ko benn yoon ndax fecc boo gis dafa am daaneel te ñoom ca daaneel boobu la ñu defee lu nu mel daal di nag tàmbali di baalu ni yëf yi rëcc la te dootu leen dalati procureur ñi nga xamante ni nag laataa muy joxe réquisitoire bi daf ci profito di leen yedd wax leen ni dëkk boo xamante ni mi ngi toll na Sénégal waroon nañu am ñeneen ñoo xamante ni war nañ leen jël comme exemple ku ci mel ne Cheikh Ahmadou Bamba ak El Hadji Maodo Malick Sy moo gën ñuy dem ca yeneen i dëkk nga xam te ni la fa valable Sénégal ci noonee nag la yëkkatee loxoom ni dafay sàkku ñu tëj leen ñaari atu kaso te juróom benn weer yi la ñuy tëdd yi nga xamante ni nag moom mooy délibéré bi ñu ngi koy xaar juróom benn fan ci weeru juillet ngir xool yëf yi fan lay mujjee. Salimataw laata bés boobu nag juróom benn fan ci weeru juillet kenn ci avocat yi layol Ameth Thiou ak Amady Badiane maître Abdou Dialy Kane daal di gis ne li procureur sàkku ñu daan leen ko dis na lool di juróom benn weeru kaso te yaakaar nañ sax duñ fa yegg ñu déglu yi kàddu yi maître Abdou Dialy Kane ak Salimata. tribunal déglu na ñi ñuy topp déglu na avocat yi déglu na procureur de la république nee na nag ci coobareem juróom benni fan ci weeru juillet lay joxe dogal bi donc loolu moo fi am tey am naa yaakaar parce que procureur moom loi bi may na ko mu laaj li nga xamante ni loolu la yoon tëral waaye bu ñu fàtte ni ñetti attekat yi ñoo moom dogal bi te yaakaar naa ni mbir yi na mu demee gëw ma ni dinañu topp procureur bi ci li mu wax parce que ñëpp xam nañ ni naam liñ leen di toppee mënoon nañ ko éviter man d'accord naa ci loolu mënoon nañ ko éviter mais mën nañ leen comprendre parce que biñ koy def dañ ko def ci benn ambiance électrique ci benn euphorie bu nga xamante ni mën nga def lu nga xam ni naka su dul noonu te doo ko tey loolu moo am li mu nekk sama gaay yi rek moo tax. mu nekkoon maître Abdou Dialy Kane di avocat Amady Badiane ak Ameth Thiou di ñaari feccukatu Wally Seck yi nga xam te ne dañ leen tëj kaso jamono ji wax ci mbirum Abdou Karim Gueye xurum xax moom ak ñi jàppandoo ko moom fan yi te nee na nag dañuy porter plainte commissaire bu camp Abdou Diassé di commissaire Masserigne Faye ndaxte nee nañ dañ leen doon métital ba leen jàppee te loolu nag teguwul ci yoon sànq lañ ko xam ne gannaaw bi waa nitu dëgg doon jënoo ko taskatu xibaar yi ñu déglu ko moom Abdou Karim Gueye xurum xax ci micro Awa Mbaye. Ils ont déshabillé tekki monoti après dugal ñu foo xam ni bon kenn xamul seen la xamul lan la mais li gën a doy waar au fait man ce qui m'a poussé à dire que ni il faut ñu taxaw si lii xëy na peut-être sax c'est pas ñun dóor yi c'est rien parce que ci mbedd bi lañ dëkk quoi amul problème Sénégal jeex na lu nekk
gars yi dañu naan da nga feebar man Sénégal moo ñu gën a feebar lii yëpp c'est le combat lii mënul dañ lii taxul ñu bàyyi dem nañ buntu palais manifester fa dem nañ buntu assemblée nationale manifester fa buntu kër Macky Sall Mermoz moo des te dinañ fa dem donc kon ñun lii du moo ñuy wàññi quoi mais problème mooy le commissaire lui-même déglu leen bu baax li may wax c'est très important il s'est déshabillé dem xam nga bi muy dañoo sol seen masque yooyu noonu mu dem changer yëreem sol yëre olof il est revenu bon mel ni ku jouer cinéma quoi comme si de rien n'était comme si c'était pas lui qui nous frappait quoi ñëw naan non mais bàyyi leen ñii non solo leen yëre waay wala jox leen vêtement ñu sol naan lii c'est pas humain comme si ñun dañ dof quoi en fait après il est venu mais man li moom marqué mooy dafa wax ni moom Antoine Diome c'est son ami quoi moom sànq la jógee ci bureau Antoine Diome ak y avait le préfet là-bas le préfet qui est affecté là qui vient d'être affecté waaw Alioune Badara Samb mu ne ñoom ñoo nekkoon naan loi bi yéen i xeex loi bi dara nekku si au fait c'est comme si c'est moom du alkaati quoi man au fait man j'avais du mal à comprendre au fait il était là pour défendre ay loi di défendre loi bi di wax loi bi dara nekku si xam nga yéen ne yéen opposants yi yéen ak yéen ñi ngeen di topp ñoom 23 juin dañu yaakaaroon ni peuple bi dañuy jug peuple bi juguñu moo tax ñu bëgg coûte que coûte indi problème quoi manifester le 25 est-ce que vous vous rendez compte man je me suis dit mais léegi ana où est la police quoi parce que y a des choses yoo xam il faut Sénégalais yi comprendre que man à chaque fois dama koy wax Diomaye sax des fois dama naan c'est la police sénégalaise loolu c'est pas la police au fait loolu du police parce que même les policiers qui étaient avec lui am na si ñoo xam dañu doon couvrir man bi ñu may dóor buntu assemblée am na si policiers yoo xam dañu doon couvrir nii bañ ñu dóor ma donc pour vous dire que c'est pas la police au fait. mu nekkoon Abdou Karim Gueye xurum xaax ñu fàttali ne moom nag alxamis bi ñu weesu ci guddi gi dafa bëggoon fanaan buntu assemblée nationale moom ak i moromam ngir bañ loi bi bi indi ay coppite ci code pénal code de procédure pénale jàll bu ci assemblée nationale si leen ko nag police daal di koy jàppee des ba léegi lu soxal wàllum yoon ak ñi nga xam te ni loolu nañu jàpp ci xew-xew yi amoon ca ba fa ba ca Casamance fukki nit ak ñeent ñàkkoon ci seen bakkan ñu fàttoon leen ñi ci tëj kaso boobu ba léegi nag René Capain Bassène ak ñeneen ñi bëgg ñu at leen tax sax nee nañu lu ko dalee suba ci àllarba ji daan moon tàmbalee xiifal leeraleeg Lamine Ba ginnaaw bu njëkkee dakkal xiifal wi nga xam ne nag tàmbalee woon nañ ko ngir ñaawlu fàtte wi nga xam ne nag def nañ leen ko ci biir kaso bi René Capain Bassène ak ñi mu àndal fas nañu yéene tàmbaliwaat xiifal boobee ngir ba léegi soñu justice bi ñu fexe atte leen ci dossier bi nga xam ne tuumoon lañ ci mooy dossier ba fa ba yott li nga xam ne moo di revendication bu njëkkoon yëkkati mu jëm ci wàllu xiifal wi nga xam ne amaloon nañ ko ba léegi amul leen li nga xam ne nag soppeeku na ci ndaxte li ñu bëgg mooy ñu atte leen dëgg bi am ci dossier boobu nga xam ne nag lu toll si fukk ak ñetti bakkan rot nañ ci juróom benn fan ci weeru janvier 2018 jamono ji ci ay xibaar yi nga xam ne jot nañ ko ñi ngi xamal ne sax yégal nañu seen i njaboot xiifal boobee nga xam ne nag fas nañ ko yéene tàmbali donte sax ne ñoom jéem nañ lu ne ngir ñu bañ a def loolee waaye mujjul antu xiifal boobee nag ñi nga xam ne teg nañ la loxo mu jëm ci wàllu l'enquête ba fa bayot bi ñoo ngi koy amal ñaari semaine ginnaaw bu ñu dàkkee demande de mise en liberté provisoire bi nga xam ne avocat prévenu yooyu dugaloon na ko ci kanam juge bi jamono ji nag seetlu nañ ne lii di initiative jëm ci wàllu fexe soñu justice bi mu attee René Capain Bassène ak ñi mu àndal ma ngay tàmbali di bëri ginnaaw soxna yi nga xam ne ñoo nga yeewoo ci Toubacouta bi ñu fi amalee seeni cosaan ngir ñaan ñu bàyyi leen ñu ngi xamal ne am na ay organisation de la société civile yi nga xam ne fas nañu yéene ànd ak askan wi nga xam ne mu nga yeewoo ci Toubacouta ngir ñaan justice bi mu attee René Capain Bassène ak ña mu àndal Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. juróom-ñetti minutes moo tegu ci une heure naka démb ca Banjul député yi nag yu Gambie daal di ànd nag sakku ci nguurug Gambie mu daal di dakkal déggoo yi dox seen diggante ak Sénégal jëm ci wàllum napp gi di déggoo yoo xam te ne atum 2017 la woon waaye dañoo gis na nag li ci Gambie di am néew na lool te mbiri nag jaaralewuñ ko yoon ndax ñoom waa assemblée bu Gambie yëguñu ci woon dara leeral yeeg ndaw lañ toogal ca Gambie di Frédéric Tandeng. atum 2017 la Sénégal ak Gambie signé ay accord de pêche yu bees ngir dëgëral diggante ñaari réew yi accord yooyu nag mu tax ba nguuru Gambie jox lu toll si 200 ak juróom fukki licence nappkat yu Sénégal ak ñeneen ñi nekk Sénégal ñoo xam ne nañ fa ay bateau de pêche ñu ne mën nañ ñëw ci réewu Gambie ba ci biir géeji Gambie napp fa jàpp fa ay jën mu roon nag loo xam ne nguuru Gambie tàrrewul benn yoon ngir doxal accord yooyu waaye nag jafe-jafe daal di ci feeñ ndax nguuru Gambie amul ay njumtuwaay ngir mën a sàmm géejam waaye it di gestu li nga xam ne mooy li fa nekk ci tolluwaay si jën ministre de la pêche bu Gambie ci boppam di James Gomez moom ni ne Gambie mooy mennum réew ci biir sous-région bi nga xam ne amul ay njumtuwaay ngir mën a sàmm géejam leneen lañ ci ràññi mooy jafe-jafe bi nguuru Gambie am ngir mën cee am ay koppar ngir accord de pêche boobu ak Sénégal James Gomez di xayma lu toll ci
juróom-ñetti fukki millions ci xaalisu CFA ne loolu la Gambie am diggante 2017 ak 2020 ci koppar ginnaaw bi nga xam ne signé na accord yooyu ak réew Sénégal jën nag ci biir réew Gambie fii su manqué dañuy tuumal ñi nga xam ne ñooy nappkat Sénégal ndax ñoom ñoo gën bëri ci géej gi ñuy wax ne ñoom yooyu bàyyi marché yi di koy dem di jaay ñi nga xam ne ñooy chinois yor usine de poisson yi nekk ci tefes bi ñetti ay bés nakaa ngi ni nappkat yi nga xam ne ñoom seen jën chinois yi jëndatuñu ko te itam mareyeur yi mënuñu ko jënd ñoom nappkat yooyu dañuy jël jën yi di koy sànni si biir géej bi mu nekk loo xam ne nag day indi ay jafe-jafe ndax jën yooyu dañuy mujjee nekk ci tefes bi di indi xeet gu naqari ci askan bi ak ci nga xam ne ñoom ñooy doxal foofu ay installation touristique altine bi nag député yi daal di ubbi waxtaan ngir ministre bi leeral leen li nga xam ne moom mooy wàllu jën yi ak accord de pêche bu Sénégal ministre bi nag daal di xamal ne moom mu ngi jéggalu bu baax a baax ginnaaw bi nga xam ne accord yooyu ba ko Gambie signé ak Sénégal ci atum 2017 nguuru Gambie indiw ko ci pencum ndaw réew yi ngir ñu mun koo gestu député Gambie di wax ne dañu sant nguuru Gambie mu daal di taxawal doxalin ak li nga xam ne mooy accord de pêche diggante Gambie ak Sénégal ba saa yi nga xam ne ñoom député yi dañuy gestu boobu accord xam li si nekk ak lan moo ci intérêt Gambie. RFM Banjul Frédéric Tendeng dogal boobu nag neexul dara ñi nga xam te ne ñooy yëngu ci wàllu napp gi ci Sénégal ñoom ñu gis ne loolu sax mën na indi xajam ci diggante bu rafet diggante ñaar réew yi di Sénégal ak Gambie. Fama Dione. motion bi nga xamante ni parlementaire gambien yi jël nañu ko doon na ab signal bu fort loolu di xalaatu Mamadou Diop Thioune moo yore kàddu conseil national interprofessionnel pêche artisanale. bu ñu xoolee aussi li ñu dal suñu diggante ak sunu nappkaay yi nga xam ne ñu ngi ñuy joxoñ baaram tuuma que ku mu neex nga dugg napp nu la neexee napp goo xam ne yiwul napp goo xam ne dafay yàqu napp sàcc goo xam ne mu ngi ci biir yombe yoo xam ne bari na ci biir ni ñu koy waxee loolu bu amee ñoo am nañu sañ-sañ nag daal di aar seen bopp dafa fekkee nag ñoom seen géej tolluwaayu frontière bi mënuñu yàqal dara parce que ñun ñeneen ñu ëppale lu toll fukki yoon ak ñaar. ay accord de pêche yu ñu xaatim diggante Gambie ak Sénégal waaye mosuñu ko wan parlement gambien bi Mamadou Diène jàpp ni njeexital li du doon lu am solo ci Sénégal mooy vice-président UNAPAS. bi ñu rompé accord yi aussi ñaari dëkk yëpp ñoo koy yëg Gambie sax am na bateau yu bari yoo xam ni ay chinois lañu wala leneen lañu yoo xam ne dañ ko dem jël nationalité gambienne te xam nañ ne en réalité duñu gambien waaw te ñooñu une fois ñu jël nationalité gambienne rek accord de réciprocité yooyu dañ ciy bénéficier. kon su ma la déggee da nga jàpp ni ñu dakkal accord yi diggante Sénégal ak Gambie moo gën ci suñu koom ñun. du ma wax sax ni moo gën suñu koom ndax xam nga lu tax ndax am na bateau Sénégal yoo xam ni dañu soxla accord yooyu mais ñun pêche artisanale daal pêche artisanale moom affaire bi concerné wu ko trop. ci bi ñuy amal relance coopération diggante Sénégal ak Gambie ñaari réew yi daal di xaatim ay accord de pêche ci noonu Gambie jël ñaari téeméer ak juróom fukki licence daal di koy jagleel Sénégal ba ñu xaatimee accord yi ba léegi nag Gambie nee nañu juróom-ñetti fukk ak benn ci ay millions dong moo dugg seen gafa bi ñu leen woowee nag direction pêche maritime bu Sénégal nee nañu dañuy xaar ba am xibaar yu yaa ci mbir mi door cee àddu. Fama Dione gannaaw napp gi ñu wax càmm gi ak tabaski gi ñu dëkkmal ñetti semaine rek des ci ministre bi ñu dénk wàllu wi di dala xel yi gannaaw ba ñu bëri ci askan wi di lam-lamee xar dina am wala du am moom Ali Sali Diop xam ne ne xar dina doy ndaxte fi mu tollagum nii rek li toll ci 340 000 maanaam ñetti téeméer ak ñeent fukki junni xar dugagum na ci réew mi loolu ci li toll ci 810 000 di juróom-ñetti téeméer ak fukki junni xar yoo xam te ne moom lañ soxla ci tabaski ji ñu déglu leeral yu ministre bi ñu dénk wàllu càmm gi Ali Sali Diop. xar yaa ngi ñëw li ñuy séentu ci marché yi nga xam ne mooy marché dëkk bi Sénégal gi yëpp war nañu toll pour que tabaski gi jaar yoon ci 810 000 xar ci 810 000 xar yooyu Dakar ñu ngi ci séentu à peu près 260 000. alors ba fi may waxanteeg yow dañoo am ñun benn système bu ñu teg nga xam ne marché yëpp yi nga xam ne ay xar dañ fay ñëw ñu leen di jaay pour tabaski gi dañ koy suivre suñ inspecteurs yi suñ agents yi nekk ci département yi donc ci bés datu démb li nekk ci marché yi di ci jaaragum toll na ci 342 277 boo ko méngaleeg li nga xam ne moo fi nekkoon daaw ci bés bi ñu toll mi ngi toll ci 325 959 li muy tekki mooy ba fi may waxanteeg yow lii nekk fii tey ëpp na li fi nekkoon daaw ci waxtu wi ci lim bu toll ci 16 310 amul tiitaange ba fi muy nekk fi may waxanteeg yow excédent la ñu am bu 16 318 boo ko nattee également ci li nga xam ne mooy jëm jooy jóge bitim réew ci bésu le 27 maanaam démb li jóge bitim réew toll na ci 68 488 daaw biñ ci tollee ñu ngi woon ci 61 441. lu jëm ci wàllum njëkk yi ndax njëkk yi dina jàppandi ba askan wi mën ca jot gars yi bañ cee lax jaañ. waaw loolu mënaguñ ko wax xam nga ay njëg moom toogul fet xam nga rawatina lu col na xar njëg yu nekk dana am
dana am njëg yoo xam ne effectivement dana toll ba 50 000 dana am njëg yoo xam ne dana ko weesu fopp donc ku nekk nag li nga am rek moom ngay demee marché comme ni ko wolof Njaay di waxee. ku nekk li nga am ngay demee marché di kàddu Ali Saleh Diop di ministre bi ñu dénk wàllu càmm gi gannaaw napp gi ak càmm gi ñu wax ci wàllu mbay mi ak campagne mbay mi ñu dëkkmal di 2021 2022 ca diwaanu Kédougou nawet bi tàmbali na waaye gisaguñu nag jiw di loo xam te ne junna njàqare ci yenn gox yi foofule ca diwaanu Kédougou Ibrahima Jabaxate. nawet bi door na bu baax fii ci région bu Kédougou taw yi ñu jot a nemmeeku ci poste pluviométrique yi yegg nañu téeméer ak juróom-ñetti millimètres ci fukk ak juróom-ñetti fan ci taw tax na bu ñu digle ji tàmbali Daouda Anne mooy DRDR bi fii ci diwaanu Kédougou. conseiller à ce que ña jublu si semis bi surtout ñi nga xam ni ñu ngi si bas-fonds rizicoles yi nga xam ni taw yi am na nu muy takarnaasee nu muy tegaloo rek dootuñu mën a bay suuf si te dootu mën a def seen semis comme ni ñu ko bëggee. bari na ñi am xel ñaar pour tàmbali ji Bokar Bayli Diallo kenn la ci ñooñ. ñun zone Kédougou lañ nekk zone rocailleuse la latéritique la sol joor amu fi ñun suñu suuf dafa dëgër balaa muy gëjëf day am taw bu baax mu ñu amee ñaari taw yu baax mun nañu commencé nawet suñu nawet bi. ginnaaw divagation animaux yi bëri nañu ay producteurs yi joytu ñàkkum semence yi Omar Mamadou Soumaré mooy président conseil régional jeunesse bi fii ci région bu Kédougou. tey jii nii ñu ngi toog di xaar ba léegi boo seetloo par programme bii di ñuy wax Thiès Sud moo ñu jox semence à part ñooñu ba léegi jotaguñu semence fenn boo xoolee nawet Kédougou déjà dafa tardé waaye ndox bi mu commencé ñoo dafa toogaay boobu aussi ba léegi ñuy toog di xaar tey jii nii bu ñu bëggee jàppale ndaw ñi vraiment ci li nga xam ne mooy mbay mi faut que ñu jàppale leen ci li nga xamante ne réellement moom la jeunes yi soxla parce que bu ñu buggul tey di ñuy dellu or bi ci orpaillage traditionnel bugguñu di xale yi dem ci immigration clandestine il faut que ñu proposer leen loo xamante ni daf ñuy mën a toogloo ci engrais gi urée bi dong lañ jot a amagum MPK 6 20 10 bi ak triple 15 bi tamit doon na lu ñàkk fii ci région bu Kédougou Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. ak RFM kumpa jeex na. wéy si xibaar yi wax léegi lu soxal wàllum téeméeri junni kër yi nga xam te ne nguur gi fas yéene ko jébal askan wi ci lu jàppandi ci ñoom di logement sociaux yi ki nga xam te ne mooy secrétaire d'état bi dénk wàllu logement xam ne kër yu njëkk yi dina pare 31 juillet bi ñu dégmal ñu déglu ko moom Victorine Ndeye ci micro Mohamed Ali Mouba. Premiers logements yi seront disponibles le 31 juillet 2021 bi nii mooy premier site bi am na yeneen site aussi yi nga xamante ne commencé nañ ko Bambilor premier site bi commencé nañ ko Bambilor mais am na yeneen site tamit yu démarré mooy Kébémer mooy Fatick mooy Kaolack et week-end bi dañuy dem ci dans la région naturelle de la Casamance mooy Kolda Sédhiou ak Ziguinchor pour aussi ñu aussi yeneen partenariat bu ko defee ñu teel a emblavé foofu tamit kër yi tamit lu 100 000 logements bi mën fa nekk ñu mën ko fa dëggal ndax dañu am benn exigence bi ñu président de la République teg gis projet 100 000 logements. est-ce que mos ngeen commencé ngeen def sélection yi déjà pour ñi war a jot au 31 juillet seen premier logement. xam nga ci plateforme bi ku ci nekk ku ci inscrire xam na ni boo inscrire dañu ne ban site nga bëgg au fur et à mesure site ñu leen di ibbi bu ñu newee am na ay kër yu war a disponible dañuy xool ñi inscrire woon ci site ci ñi tànnoon site boobu ñu saytu seen ay dossier xool ñan ñoo yellool logement yooyu. mu ne woon Victorine Ndeye di secrétaire d'État njëkk wàllum logement yëkkati yële kàddu tey ji gannaaw ndaje boo xam te ne ñi ngi ko jagleeloon wàllum 100 000 logements sociaux yooyu la njiitu réew mi président Macky Sall tey ji ci ngoon ñi koy xaar ca Thiès foofa nag mu war fa teew ubbi teg ISEP di Institut supérieur d'enseignement professionnel bañ fa tabax li ko tax a jug nag daara jooju mooy tàggat ndaw ñi ci wàllum xëy rawatina métier yu laale ak wàllum raay ndax ni ñu koy waxee Thiès benn dëkk ñaari gaar dëkku raay kon leeral yeeg Cheikh Anta Diop. Institut supérieur d'enseignement professionnel bu Thiès ginnaaw baccalauréat fii ci l'école bi ñaari at lañ lay tàggat ci xeetu métier yu bari toll na ci ñaar fukki métier ak juróom-ñett li ci ndaw ñi gën a taamu bokk na ci lu jëm ci wàllu mbay mi télécommunication ak métier yi jëm ci wàllu saxaar Ousmane Diagne nekk conseil technique Grand Train bu Sénégal. Thiès ñëpp xam ni chemin de fer fi nekk looloo tax ñu intégré ci métier du rail ci li nga xam ni loolu mooy njàng mi fii te ñun nag comme société chemin de fer lañ muy les grands trains du Sénégal
dañ ci jël ay xale ay apprenants dañu koy envoyé ñu leen di jël en stage ñu ngi ciy recruter ba ren jii suñu directeur général monsieur Samba Ndiaye jël na ci ñaar. Oumy-Lo Ndiaye moom réseau télécommunication lay def waaye nee na lii de lu am solo la ndaxte tàggat bi ñu leen fiy tàggat bu ñu génnee daañu mën a utum xëy. loolu lu baax la parce que tamit nekk ci université yi ba ay juróomi at ba juróom-ñaar te doo nekk ku xamante ni ku professionnel ngay nekk mieux vaut faire loo xamante ni di nga ci teel a sóobu xam ni lii moo lay jëmale nga teel ci mën a wut sa xam-xam utum xëy voilà. ñenn ci étudiants yi nga xamante ni fekk nañ leen fii ci biir l'école bi nee nañ ndawu Thiès yëpp war nañoo gestu ñëw fii ci école bi ndaxte ci diir bu gàtt mën nañ leen cee tàggat. Diagne Ndoye nekk département technologie information ak communication. man li may ñaax ñi nga xamante ne ñooy nouveau bachelier mooy que ñu ñëw fii xamante ne ISEP bu Thiès parce que fii 2 ans rek nga fiy def après nga génne dem wuti liggéey. ren jii de ñu gis ne élèves yi nga xamante ni ñu ngi ci biir institut supérieur d'enseignement professionnel bu Thiès toll na ci 2 junni ak juróomi téeméer. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dañuy daaneel dem ba Ndar wax lu soxal tàngaay bi ak ñàkkum ndox bu mu jur ci yenn dëkkaat ya fa nekk bokk na ci nag dëkk bii di Jugop soriwul dara université ba askan wa di jànkoonteeg jafe-jafe ndox Mouhamed Nabi Sila. askan wi yeewoo ci dëkk bii di Jugop ñaawlu ñàkkum ndox gu ñuy dund boobaak léegi mi ngi bëgg yàgg lu nu mel di njàqare bu Al Ousseynou Ba xamle. Idi Ba di responsable politique dëkk ci bërëb bi xamle ni jafe-jafe bi dafa yàgg te tey ak jàmm lañu xamee Jugop waaye lu ni mel njiitu réew mi war na ci taxaw ba mu am saafara. fu ñuy toog di wax ni problème corona. mënuñoo fexe bi am ndox. xale yi ak maire ñëpp kenn mënutul naan loolu mooy suñu problème te loolu coupure ndox mu mel ne am fi. kenn mënul fexe ba xam loolu problème boobu lan la kon nag li ñu wax mooy li ñu leen di jox mooy li nga xamante ne wax nañ ko ci nu ma gën a gaawee na dëkk bi am ndox. ci xabaar yu jóge société bi amee wàllu ndox mi njort nañ ñi yiteb ndox mi ci université Gaston Berger saa yu tijjee day indi gàllankoor ci yeneeni wet yi ba tax na ñoo ngi wéy liggéey ngir indi saafara ci jafe-jafe askan wi yeewoo ci Jugop. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. RFM xibaaru bitim réew Georges de ca Diop lañ jànnal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Diop. Tchad lañ koy dooree ñii di magistrat ya daal di nekk ci banque loxo. seeni gréewu ñetti fan ya ñu dooroon gannaaw bi ñu fàtte ab procureur boobu la ñu mujjee def ab grève bi amul ab magistrat yi nag bëgg ñu ottu ci ñu jël ay dogal ci seeni karange ci seeni bërëbu liggéeyukaay ñuy ñaawlu itam doxalinu yenn kilifa yi nga xamante ne dañuy ni ñuy doxaleek yenn juges yi du yoon ñu jàppee sax seen doxalin ni outrage te kenn du leen teg ay daan wala ñu am li ñu leen wax bokk na ci ministre de l'aménagement mi nga xamante ne dañ ko joxoñ baaraamu tuuma ñu ne dafa bun xatal ay magistrats yi nekkoon ci mission naka noonu itam directeur de la police mi nga xamante ne garde corps am yi dañoo bun xataloon beneen magistrat ca Guinée Bissau moom Union nationale des travailleurs de Guinée Bissau ñoom daal ñu ngi bëgg a sóobu ci ab grève ndorteelu weeru juillet lañ ko bëgg a door nag grève bi nga xamante ne grève fanweeri fan lay doon bokk na ci li ñuy ñaawlu ñi ñu bloqué si yenn peyooru fonctionnaires yi noo mankali xibaar bi dafa nekk ci note bu préavis de grève xamante ni moom la RFM jot bés bii nu mu ko wone note boobu ne convocation bu paralysie bu bees bi lu ko waral mooy ni union nationale yu liggéeykat yu Guinée Bissau UNTG ñooñu dañoo considéré arbitraire comportement bu exécutif bi ak influence directe bu président de la république Oumar Sissoko Embaló xamante ni moo ordonné pour ñu bloquer salaire yu fonctionnaires yi tamit ñoo xamante ni ñoom la ñu amal bor ñu bañ leen fay nu mu ko wone note bu préavis de grève bi centrale syndicale dafa ne fu mu toll ni mu ngi des pour mun a waxtaan ak nguur gi union nationale yu liggéeykat yu Guinée Bissau UNTG dafa convoqué grève générale ci fonction publique depuis décembre ci atum bale passé pour mun a exiger ñu respecter accord yoo xamante ni moom la ñu signoon ci passé waaye tamit ñu yokk salaire yu liggéeykat yu fonction publique ñu waa Menkeli Bissau RFM. ca Mali moom premier ministre ba xam leen ni dañu taxawal benn kuréel gi nga xamante ne du far fen mooy xel di organiser élection yi ñu dëgmal Choguel Kokala Maïga ne dogal politique bi jël nañ ko ni ki yenn ñi yëngu ci wàllu politique bëggee woon naka noonu itam waa société civile premier ministre ba nag premier ministre bu transition bi mu ngi woon démb ca maison de la presse bu Mali dajeek ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci tasum xibaar.
dem ba Afrique du Sud ka fa jiite woon réew ma Jacob Zuma moom nag daan nañ koy daan at ak 3 weer kaso. Cour constitutionnel moo jël dogal gu ni mel njiitu réew ma woon ñu jàpp ne dafa xotti war ma yoon loolee gannaaw bi mu bañee dem wuyu ji benn commission bi doon gëstu ci wàllum guerre maanaam ab commission anticorruption Fama Dione. tey ci mardi gi la juridiction bi gën a mag daal di génne verdict bi majorité membre yi nag daal di ne Jacob Zuma dafa def lu ñoo duppee outrage à la justice ci noonu ñu sàkku ci moom mu ñëw présenté wu fii ak juróomi fan Jacob Zuma njort ni dafa dimbali ñi nga xamante ne ñoo di frère Atul Ajati Rajesh Gupta di ñetti homme d'affaires ñu nekkoon ay xaritam ñu am koppar ci nu mu jaareewul yoon commission bi xeex wàllum guerre di enquête nag ci ay accusations détournement de fonds publics yu am ci présidence su Jacob Zuma diggante 2009 ak 2018 ki fi nekkoon président nag dàq na accusation yëpp frère Gupta ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi weddi tuuma yooyu le jóge nañ Afrique du Sud bi nga xamante ni dàq nañu Jacob Zuma ci pouvoir ba ci atum 2018 jamono ji nag ki nekk président di Cyril Ramaphosa jël na engagement ni dina xeex lépp luy gar ngir daal fexe ba investisseurs yi mën a dellu siwaat fii ci Afrique du Sud waaye nag lu doon lu yomb ndax congrès ba lu ëpp ci ñoom ay farandoo Jacob Zuma lañu. kon moo ko Ndiogu El Hadj Ndiogu foofu la ñu yemale xibaaru biti réew. jërëjëf Georges. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Soda Thiam soxna Soda ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay xaaj Ndiogu wàllu football lañ koy tàmbalee ak tournoi U20 union des associations arabes football quart de finale yi tey lay tàmbali. ak ñaari jongante bu 14h jotee Égypte war a jàkkaarloo ak Tajikistan bu juróomi waxtu nag jotee Maroc dina jàkkaarloo moom it ak Algérie suñu gaynde ndaw yi nag ñoom niki ëllëg la ñuy daal di dugg ci quart de finale yooyu seen digganteeg Arabie Saoudite lay doon beneen jongante bi war a dox ci diggante Tunisie ak Îles Comores bu juróomi waxtu jotee niki ëllëg. gannaaw nag ñaari ndam yi ñu am ci kaw Liban ak Îles Comores ak benn match nul la seen diggante ak Irak Sénégal tamit nag teg na ay gëtam ci quart de finale yi ñuy dellu siwaat ci wàllum phase de poule maanaam bilan bi nga xamante ni dugal nañ 11 buts ak 3 yoo xamante ni moom nañu daal di jot a encaissé bu ñu sukkandikoo nag ca kay tàggat gaynde ndaw yi di Malick Daf am na mbégte ci phase de poule yi waaye nag am na itam loo xamante ni war nañ koo saytuwaat wala ñuy dem ci quart de finale yi ñu teewluy kàddoom. waaw bi ñuy joué qualifié ba léegi ñu waxtaan ak ñoom di jéem a indi correction yi nga xamante ni moom lañ war a def si ñoom ci match yi parce que bu ñu xoolee ci phase de poule bi marqué nañu 11 bi mais encaissé nañu 3 bi et puis naka lañ ko encaissé 11 bi nan lañ ko dugalee waxtaan nañ ci bu baax pour gën leen conscientiser ñu xam ne match bi du yomb et puis ñu gën a def fulla fayda ñu joué def seen kéemtulaay kattan pour jéem a gagner parce que je pense que ñun dañ fi ñëw pour jéem a gagné waat tournoi bi donc amuñu droit à l'erreur li am solo nag mooy concentré wu davantage concentré wu beaucoup plus encore voilà loolu moo am solo mais daal comme ni ma ko mën a waxee daal ñun daal pare nañu waaw pare nañu ba ñu focaliser ci benn adversaire ñu focaliser suñu bopp ak suñu mën-mën xool li nga xam ne moom mooy fulla et puis ñu géem ko def ci match bi pour gagner ko incha allah bu neexee yàlla incha allah taala wàllu football ba léegi ak euro bi tey la ñuy jeexal 8e de finale yi. ñu wax ci Angleterre mi nga xamante ni rek moom war a jàkkaarloo ak Allemagne Angleterre nekkoon premier ci wàllu groupe am Allemagne moom génne woon ci ñaareelu place bi gannaaw ba nga xamante ni sax nit ñi demoon nañ ba am yaakaar ni daf du jouer li nga xamante ni moom moo di deuxième tour bi ñu wax itam que ni ñii di waa Angleterre bi moo nar a nekk seen ñeenteel bu match boo xamante ni moom ñu ngi koy jouer seen biir dëkk te tamit amaguñ fa défaite. Allemagne nag moom it gannaaw ba mu sooxee tuuti ci phase de poule yi am nañ yaakaar gis beneen mu wane beneen xar kanam jogante googee nag bu 16h jotee lay doon ca Wembley beneen jogante bi am niki tey ji bu 19h jotee diggante Suède lay doon ak Ukraine ñëpp jàpp nag ni Suède moom mooy favori ci kanamu Ukraine googu ñu teewlu présentation affiche bi ak Youssouf Bodian. ñaari réew yu yàgg wujjee Angleterre ak Allemagne daje nañu lu bëri yoon ci wàllum football waaye bi ñu gën a fàttaliku di demi-finale Euro 96 ca Wembley bés boobule Gareth Southgate moo raté penalty bi tax Allemagne gagné di souvenir bu metti ci ki nekk léegi sélectionneur Three Lions yu Angleterre nee na sax moom fàtte na ko. Angleterre nag musul daan Allemagne ci match à élimination directe ci tournoi bu mag depuis finale coupe du monde 1966 bi mu gagné woon ci Euro bi mooy ñeenteelu match Angleterre ci dëkkam. foofu sax kenn daanu ko depuis juróom-ñaari match yu tegaloo
tey si ngoon nag taxawaay supporters yi dina am solo lool ci équipe Angleterre bi. Allemagne donte sax dafa ñàkk matcham bu njëkk digganteem ak France fexe na ba jeexal ci ñaareelu place groupe F ci kanam Portugal. Nationalmannschaft mi toogoon ci demi-finale Euro 2016 mësul ñàkk match huitième de finale ci compétition internationale bu mag. ñoom Allemagne yi sax gagné nañu Euro bi ñetti yoon 1972 1980 ak 1996. Euro 2020 bi nag bu spécial la ci Joachim Löw sélectionneur bu Allemagne bi mooy doon compétition bu mujj bu muy ànd ak équipe am bi. ki gagné diggante Angleterre ak Allemagne dina daje ci quart de finale yi Suède wala Ukraine di ñaari équipe yu daje pour la première fois depuis 2012. at boobule sax Shevchenko moo dugal ñaari bi yu njëkk yu réewam ci histoire Euro bi mu dugaloon sax bi yooyu la seen digganteeg Suède. tey nag Shevchenko mooy sélectionneur bi yóbbu Ukraine guléet ci huitième de finale Euro ñu fàttale ni Ukraine ci groupe C bi ci ñetteel place bi la nekk ginnaaw Pays-Bas ak Autriche daal di qualifié bokk ci ñeenti meilleurs troisième yi. jamono jooju Suède moom moo jiitu ci groupe boo xamante ni ñi di waa Espagne Pologne ci lañ nekkoon Suédois yi bokk ci outsider yi ñoom ba tey kenn daanu leen ci Euro bi. Allemagne Suède Ukraine di ñaari jongante yoo xamante ne mën ngeen ko suivre en direct ci rajo Futur Média ak Malal Junior ak Cheikh Tidiane Diagne ñu wax Haj Ndiogu que ni ñaari ñi nga xamante ne ñoo nar a gagné tey ji ñoom ñoo war a jàkkaarloo tamit ñeel quart de finale yi ñetti fan ci weeru sulet fële ca Rome. wàllum basket suñu gaynde ndaw yi di waajal coupe du monde U19. gannaaw tournoi Menorca bi nga xamante ni amaloon nañ ko woon ca Espagne suñu gaynde yi nag tey jii nañu daal di dem fële ca Daugavpils di fa nga xamante ni fa nañ war a amale seen coupe du monde boobu ñetti fan ci weeru sulet ñoom ndaw sœur parfait adjuvant yi nag daañu amal seen jogante gu njëkk ñeel mondial U19 googee seen digganteeg Japon lay doon ci ñetti fan weeru sulet boobu la sax laata ñuy dajeek Lituanie ñeenti fan ci weeru sulet ak Canada juróom-benn fan ci weeru sulet Haj Ndiogu li moo fi ruuse woon ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf soxna Soda laata ñi tàbbi ci li ci yenn kaay yi wax lu soxal wàllum SODAV ki nga xamante ne mooy Ngone Ndour daal nañ koy tabbaat kon mu wéy di nekk présidente conseil d'administration bu kër gi di SODAV daañu si dellu seeg yéen suñu yeneen xibaar ak suñu reporter bañ fa teewal di Mamadou Oumar Ba. RFM li ci yenn kaay yi. NCA assurance santé famille wéer-wéerle Samona Marseille Créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Sen Gamo Palia ak USAID ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf loi bi ñuy ŋawte ak di ko mbambu ci réew mi Sud Quotidien nee nañu ñi koy ŋàññi ak di ko jooy fenn rek lañ ko mën a jooyee jamono ji fenn rek leen dese mu di conseil constitutionnel ñoom rek a ca des ngir mën a feral seeni ronxañ ñoom rek it ñoo ca des ngir mën a arbitrer tàqale ñi ànd ci loi bi ak ñi ci àndul l'observateur nañu ci ñu àndul ci loi bi mu di député yi fara ci opposition bi am na kenn ci ñoom ku leen xamal ne la ñu waxoon juguñu ca danañu dem ba ci juróom-ñaari juge ca conseil constitutionnel kalaami ji fa yëf yi bind nañu texte bi ba mu ne cook dem déposé ko rek moo ci des l'observateur nañu gën ko yàgg war nañu ko def suba ci àllarba ji ndax li leen yoon may moo di bu ñu bëggee yóbbu mbiri ca conseil constitutionnel ci juróom-benni fan yi topp ci bés bi ñu woote loi bi ca la ñu koy def te comme loi bi keroog àjjuma ca la ñu ko woote kon gën ko yàgg war nañoo déposé seenu bu recours suba ci àllarba ji l'observateur nañu bu dee sax am na lu leen ci nar a yeexale kas ñëw moo di honorable député Aïda Mbodj mi nga xam ne yaayam dafa génn àdduna ba tey ji ci ngoon ci lañ ko war a jébal boromam ca Bambey Khalifa Ababacar Sall mi ñàkk yaayam te Macky Sall demoon fa keroog doon ko jaale ji njaal ma Le Quotidien di waxtaane ba tey yëral xët mu njëkk journal bi jàpp na ne fait social mu di lu ñu aadawoo rafetal ak wutu yiw moo taxoon Macky Sall demoon kër Khalifa Ababacar Sall doon ko jaale ji waaye jëf la jot ci mëne su ci génnee mbiri politique journal Le Quotidien tënkal ñu ko ci ñaari kàddu mu di fait social effet politique boobee sax xëy na ne jasar ci yéenekaay Tribune bind na njiit réew mi Macky Sall mu nga jëm ca kees tey yi ci ngoon waaye poñ se mburoog soow ma nga fay bëgg a forox maanaam gars yi APR yi ak gars yi parti réew mi ci defante bu rëy ca la ñu nekk wàll wu ci nekk ku ci nekk yaa ngay findu ak di fexel sa morom journal bi wax ñu ne président Macky Sall ca benn dëkk ñaari gaar bu ñu moytuwul wisit la bu nar a bari ay jalti-jalti l'info nañu ci mobilisation ba la guerre des alliés mënut a ñàkk ca Thiès ci dem gi fi Macky Sall di dem te nag dem dikk bu dee am wàllu mobilisation moo ko nar a sooke te it luñ ci mën a jàpp moo di mbiri yamu rekk ci biir responsable yu coalition Benno Bokk Yaakaar yi ne responsable yi APR ya ca Thiès it naru ñoo seral ñi fare ak Idrissa Seck bëgg nañoo wan Macky Sall ne kees ñooy borom ñooñu Macky Sall it bëgg wan Macky Sall ne la woon ca kees woon ni na
Ndiaga Diaw di responsable parti démocratique Sénégal ca kees li ñu wax ci xët mu njëkk l'info ne Macky Sall na xam ne ñoo ngi koy xaar defar nañu junniy pancarte ak juróomi téeméer yoo xam ne bu ca nekk li ñu ci bind moo di troisième mandat du fi am li amoon daw ca Kër Massar mu di inondation ba nit ñi doon jëli gaal ngir mënoon a doxi seeni soxla loolee du am ren ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale di Omar Gueye moo ko wax ji mi ngi ci journal L'As yéenekaay bi nañu démb la ko wax bi commission parlementaire bi ñu taxawaloon ci assemblée nationale ngir mu saytu ak a càmbar li état bi liggéey ci xeexum inondation doon joxe rapport bi mu dëxëñ ay résultats am Soleil national nañu mission parlementaire bi nee na gonga ndax 2891 logements yi ñu nësaroon réceptionné nañu lu toll ci 2348 tabax nañu it lu mat ñeent fukki station pompage ak lu teg ci ñaar fukki bassin de rétention ak lu teg wax nañu it ne liggéey yooyee ñu doon def bu ñu doon téeméer la Promoville ak Ageroute jàppoon nañu ci fanweer ak juróom-ñett maanaam 38%. journal Source A xëy ñu becc la nekk ci rapport bi député yi def jëm ci doxalinu plan décennal lutte contre inondation la ñu ca def ak la ñu ca deful ak it fi nga xam ne bëgg nañu état bu Sénégal taxaw ci xeex bi muy xeex wàllu inondation gi lépp ngi ci yéenekaay bi yéenekaay beneen bu xëy ci leneen moo di Les Échos njiital COUD centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di Maguette Sène doon it sa maire bu Malicounda la ñu journal bi xëy di wax taxawaay bu am solo bu mu taxaw ci wàllu wér géram ca département bu Mbour lu ëpp fukki junni ak ñaar ci ay doomu aadama fekk baax ci fukki commune ak juróom-benn yu département bu Mbour baaxee na leen ay consultation médicale gratuite ci diirub juróom-benni fan lu mat ñaari téeméeri médecin yoo xam ne amical faculté médecine ba ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoo leen mobiliser ñoo def liggéey boobee yéenekaay bi dolli ñu ci ne am na ñetti centre de santé yu ñu daloo keroog ca Malicounda moo ko tabax l'info nañu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo inauguré ñetti poste de santé yépp ba félicité ko fa ci campagne médicale bi ñu doon def àndoon ko ak association des maires du Sénégal waaye félicité ko ci centre de santé yu yees ñu fa tabax ñu taxawaat ci xët mu njëkk l'Observateur xooli fa mbir mu yéeme mu xëyee marché Thiaroye marché Sawanel marché Waranka ak marché Zeng commerçant ya fa nekk natt bañ doon def tudde ko tontine tabaski l'Observateur ne nañu waa ji yore woon natt ba moo ne doññet natt ba ne meng ak moom.